bari seen programme ñi bind nañ ko ñii wax nañ ko mais bëgg naa aussi ñi lay seetaan ak ñi nga xam ay candidat lañ comme yow même bu fekkente ni mënuñu croiser programme yi ñu déglu la xam nga jombul am na ci ñoo xam aussi dégg nañu leen ñun sunu mais bëgg naa ci sunu programme bi njëkk mooy fexe ba bonne gouvernance am ci réew mi yaakaar naa Abdoulaye Der moo ma tuddee woon fii monsieur bonne gouvernance pour man la gouvernance lépp dafay dellu ci gouvernance la gouvernance des ressources humaines comme la gouvernance faisabilité bi naka nga koy assemblée la ñu wax waaw xam nga assemblée dafa am ñetti rôle député dafa am lu ñuy xaar ci moom bu njëkk bi mooy mu nekk une force de proposition de loi taxawaay bu am solo lañ ci bëgg a taxaw ak kilifa yi ñu àndal boroom xam-xam yi ñu àndal ci domaine boo xamante ni gis nañ ci yoon yoo xamante ni mën na dimbali li nga xamante ni moom mooy secteur privé yoon yi nga xamante ni dañ ko wut pour kenn dootul waxati campagne agricole mais politique agricole. mais borom xam-xam yooyu nga baal ma est-ce que am na ci ñoo xam ni mën nañ xam seen ay références. c'est-à-dire xam seen tur xëy na amul njëriñ mais seen ay références seen ay compétences. oui ñoom ñan par exemple ñan. xam ni kat am nañu taxawaay fii. wala nangam mën nañu bañ a am tur yu ñëpp. non tur loolu waxuma waaw xam nga Sénégal mais seen ay références c'est-à-dire que ñii ay universitaires lañ. waaw ñii dañoo nekk ñoo xamante ni dañoo am expérience ci seen métier par exemple ñun tey jàpp naa ne parce que xam nga tamit réew mi. dafa am loo xamante ni dañ ko yàgg ginnaawal mooy ñi nga xamante ni xëy na defuñu les grandes universités am ay diplômes yu kawe ñun tey suñ liste l'association des artisans et alliés du Sénégal dañ ñu wóolu ànd ak ñun artisans yi ñun la ñu àndal ñooñu loo xam seen métier ñoom ñoo la ko gën a xam yemuñu ci waaye dañ ciy def liggéey boo xamante ni bu mucc ayib boo xamante ni bés bu ñu jàkkaarloog le ministre en charge de l'artisanat même bu fekkee ne ginnaawal nañ leen trop fi mu ne ñun ñoo leen jël investi suñu liste à Kaolack aujourd'hui benn artisan bu tudd Chérif Boun Omar Diallo moom moo ko jiite ànd ci ak docteur Bois bu ñu nee docteur Bois sax dañuy foog ne docteur Bois la turam mais xarañteef ci wàllu dénk moo tax ñu dem ba tudde ko docteur Bois ak ñi nga xamante ni ñoom Seynabou Touré ñi mu àndal yëpp ay nit yu am solo nekk seen secteur gën ko xam ñëpp d'accord ñooñu lay tudde ay kàngam tey ji ak ñi nga xamante ni tamit suñu borom da leen a cëral ci wàllu yoon kenn ngi nii moom laa àndal ñoo xamante ni mën nañ ci def liggéey boo xamante ni bu mucc ayib la boo xam dina gunge député bi mooy lu ñu tudde fi ay assistant parlementaire te nit ñi góorgóorlu wuñ ci trop ñoo xam dinañ ko gunge ci domaine bu mën a nekk pour mu mën a def loolu donc li ci njëkk mooy la force de proposition de loi beneen bi nga xamante ni jàpp nañ ne am na solo trop mooy le contrôle de l'action de l'exécutif maanaam lépp lu jóge ci gouvernement bu ne dinaa def caajaay nangam dinaa def mbuur nangam dinaa def fii nangam c'est-à-dire que yan jumtukaay le député bi war a am ak ban liberté la war a am ba benn ministre du ko mën a ger ba mu mën a contrôler loolu beneen bi it mooy li may wax ci ñi nga xamante ni ñoom ñoo évaluer sunu dëkk bi wax naa la léegi ne la bonne gouvernance ci sunu xeex yi gën a mag lay bokk beneen bi mooy ñu évaluer planification évaluation loolu dafa nekk ci difficulté gis nga da ngay yërëm sax le président de la République boo demee ci communiqué du conseil des ministres lan ngay gis le président réitère le président réaffirme le président réitère parce que dina am jafe-jafe ci ñu da ngay gis sax pendant day toog lu yàgg di laaj un rapport d'évaluation en conseil des ministres alors que dañoo jàpp ne dans une administration normale évaluer ak contrôler loolu mooy li gën a yomb parce que loolu mooy permettre mbir yi dinaa ñëwaat peut-être ce bilan jombul am na lu ci des parce que c'est important ñu bari dégg la si dëgg mën ngeen réeroo ci dem outil muy coalition yi mën ngeen réeroo ndax mën nañu jàpp à l'Assemblée nationale ak ñenn ñi nga xam ni peut-être ci opposition bi la ñu nekk ngeen mën a bokk ci ay groupe parlementaire ngeen bokk ko ndax loolu mën nañ ko est-ce que gis nga ci ñoo xam ni naw nga seen taxawaay naw nga seen gis-gis baax a baax démb rek maa ngi dajeeg Pikine sama xarit Daouda Gueye di ñaan yàlla trop mu tabbi fi nga xam moom mooy assemblée nationale ndax ku naw la ci xam-xamam ci xalaatam ci gisinam ci pondération di dal gi ak yëpp maa ngi koy wax rek démb ne ko su ma la gisee wala ma dégg la nga wax da nga may fàttali Chanta donc mu nekk nit ku am solo bari na ci tey ji kujje gi ñoo xamante ni wax dëgg yàlla Sénégal dina am tawféex bu mag am leen assemblée nationale parce que seen jaar-jaar may na leen ko seen xam-xam may na leen ko seen itte may na leen ko bés bu ñu demee assemblée nationale lépp lu ñu mën a def pour bu Macky Sall ne fii lay jaar ñu ne ko fii baaxul fii moo gën bu ne mbay mi nii lañ koy doxee ñu ne mu am des débats d'orientation yu am solo Assemblée nationale mais il faudra compter avec nous forcément dinañ daje forcément dinañ ànd pour gën a mën a am doole parce que buñ ko deful li may ñaan yàlla mooy que ne ñu am une opposition boo xamante ni dina nekk majoritaire à l'Assemblée nationale ba attaque
6 mois yi dese Macky Sall à la tête de l'État du Sénégal ñu mën ko teg doole joyanti ko ba nga xamante ni réew mi 1 an 6 mois yi dund gi dina wàññeeku. parce que dund gi métti na xaw ma ndax yëg nga ko. mais dund gi métti na métti na. métti na ba métti na nga may waaw yëg nga ko loolu kay. waaw métti na non xam nga déjà yéen ay murs de lamentation ngeen. maanaam nit ñi ci yéen la ñuy jooyee. voilà donc dund gi métti na méttit boo xam foo ko takk weesu na ko fépp lañ la koy waxee. foo dem nañ naan la dund gi métti na kenn mënatul am loo lekk dem nañ ci kër yoo xam dañ naan ñu añ rek lañ fiy taal fii ndekki chaque ku nekk day débrouiller ji reer bi ku nekk loo am mais am na lu gën a garaaw loo xamante ni. da nga leen di wax Macky Sall la loolu dund bi. non cuune ñi yor réew mi la. xam nga lu tax réew moo xamante ni Assane 2 damay jàng benn téeréem mu ne xawma développement mu ne li ma xam mooy ne nit ñi lekk ba suur naan ba màndi te ñun ak moom ñoo bokkoon départ. Assane 2 tey jii boo réew moo mën a dem tey da ngay gis ne doo romb benn espace boo xam lu dul di nga fekk ñu bay ko ba mu jeex tàkk. mais Pape wax nga léegi guerre Ukraine bi yaakaaruloo ni loolu. mais guerre Ukraine bi Maroc demul ñaani de Macky Sall ak ay ñooñam ñoo dem ñaani luñ dundee am na ci réew yoo xam réglé nañ cette autosuffisance alimentaire. te dig nañ ñu ko fi ba tàyyi de. ñu koy xaar mais xam nga li tax duñ ko def. parce que wax naa ci ak ministre de l'agriculture ba tàyyi fii ci télé bi. c'est-à-dire que campagne agricole rek ngay dégg ñuy wax mbay politique agricole bi leerul am na koy xamante ni taboon nañ ko fi mu def benn politique agricole Pape Abdoulaye Seck mais kooku nga xamante ni mastodonte la ci wàllu mbay ak ay xeetu mbay tey jii ministre y compris le ministre de l'agriculture marocain ay talibé Pape Abdoulaye Seck lañ mais ku mel noonu nga jël tabb ko mu commencé di doxal pour des raisons politiques et politiciennes nga jël ko génne ko fi daal di koy yóbbu ñooñu nga xam dañoo xereñ mën c'est-à-dire que Macky Sall a trop consacré la politique sur la technocratie Macky Sall daf koy gënal ngay remplir contrat politique ci loolu lay tànn ci ki nga xam dafa am xarañteef da ngay am xarañteef sax ñëw au lieu que ñu bàyyi la nga liggéey rek nekk ci sa liggéey ñu ne la déedéet demal wuti ndomb tànk politique. su ko defee ku rawal te xëtt la ku war a dox sa bopp bi dox ci sa bopp ñu yóbbu la ci combat politique ak ay positionnement yoo xamante ni musiba la jural te loolu moom moo tijji buntu bopp en 2014 Abdoulaye Wade loo ko mën a waxal. bari na tey jii ay kàngam yu nekkoon ci Wade nekk dans l'administration mosu leen sant politique ay directeur général DGID kenn xamu leen woon directeur des domaines boo amuloon yitte foofu doo leen xam directeur ki ñor ay services fiscaux boo fa amuloon yitte directeur hôpital yi daawuñu leen sant politique mais sous le président Macky Sall on a vu que ñooñu ñëpp dañoo daw wuti politique bi su ko defee yow li tax ñu fal la da nga naan mën naa remplir contrat politique bi ci contrat de performance bi nga xamante ni askan wi ñoo ngi koy xaar ci man et malheureusement loolu mooy indi léegi pour revenir ci li nga doon wax noonu ne dig nañ ñu ko Pape Ngagne réew moo xamante ni sunu premier lingot d'or Habib Thiam moo ko génne yàlla na ko yàlla yërëm boobu moo nekk premier ministre tey jii muy yow muy man li ñuy soxla information yëpp xamuñu luy génn Sabodala ci or xamuñu ko gisuma sénégalais bu ko xam gisuñu or bi fu muy dem les métiers de l'or yi nga xamante ni ñoo ci tourné école de formation yi maa ngi waxtaan ak léegi pourtant nag ñoom dinañ def ay restitution dinañ wax or bi dinañ wax fu mu dugg dinañ wax li ñu def ci keesu état bi presque chaque année vraiment loolu mën naa leen ko nangul quoi on ne peut pas être jugé parti waaw ñoo loolu suñuy corps de contrôle ñoo ñu ko war a wax loolu mooy le premier élément ak suñuy ministre loolu mooy benn bu njëkk bi beneen bi mooy li gën a garaaw sax mooy loolu li garaaw mooy day génn rek di dem te tey jii waroon nañ ko fee mën a téye li ñu fi mën a transformer ñu transformer mooy combat bijoutier yi mais loolu mooy seen combat mais dama waxtaan ak ñoom ñu ne ma amuñu benn comptoir public ay comptoir privé ñoo fi am détenu par les étrangers gisuñu tey jii suñu jigéenu Sénégal buñ jigéenu Kédougou sax pour ñu gis or problème la waaye jigéenu Sénégal buñ bëggee or tey dañuy dem wuti ko loolu mooy bu njëkk bi ma ne dëkk bu am or ba pare di xiif dëkk bu am zircon di xiif dëkk bu am phosphate di xiif dëkk bu am na dëkk yoo xam ba leen yàlla joxee ngelaw lañ ne dootuñu am problème mu courant énergie éolienne am na ñoo xam ba leen suñu borom joxee naaj lañ ne dootuñu am problème mu courant énergie solaire am ñoo xam ba leen suñu borom joxee ay dex ak ay géej lañ ne mbay moom dafi nekk réalité waaye énergie hydraulique ba pare tijji ci ay xeetu métiers yoo xamante tey rek maa ngi wax ak benn kilifa mu ne ma Sénégal rek ngay gis dëkk bu inondé ba pare di ñàkk ndox ñuy mar mais loolu inondation ba pare mar di ci am loolu c'est juste loolu c'est juste pour expliquer la pour wax li nga xam ni wax nga ko léegi nag moo tax ma ne la xiif boobu cuune ñii yor réew mi léegi Pape Djibril dafa bëri ay opposants yu nekk ci course bi ñoom li ñuy wax yëpp mooy une fois à l'Assemblée nationale ak majorité ci cohabitation la ñu jëm ndax yow bokk nga ci loolu itam maanaam indil cohabitation nguur gi mu nekk jàkkaarloo ak yooyu ndax loolu sa yéene la sa xalaat la
xam nga man saa bu ñu waxee diggante opposition ak pouvoir rek man benn yitte rek laa am mooy askan wi dans tout ça. ok man yitte boobu rek laa am. d'accord bu fekkee. li ma gëm. mooy que ne li fi am booba ba tey. terewul ñu am problème mu logement. logement baa ngi bëgg a rey nit ñi loué yëpp ñoo ngi bëgg a dee. am na 3 cimenteries ci Sénégal ciment di gën a cher. fer bi gisuñu ko am nañ usine de carreau yi di gën a cher kenn mënta tabax di bëgg a dee. ak dama ci jël exemple boobu rek muy dund gi ak lépp tey jii bu ñu amee une opposition forte et majoritaire à l'Assemblée nationale boo xamante ni askan wi rek moom moo leen yitteel mais il est évident que loolu moo gën ci askan wi ñu joyanti li nga xamante ni moom la nguuru Macky Sall di def ba nga xamante ni at moo ci des ak 6 mois dinañ ko mën a defin bu mucc ayib ba nga xamante ni lii di ay di jàmbat ci Sénégal mais dinañ ko mën a régler définitivement. d'accord Pape xam naa dama lay gërëm. sant la bu baax. xam naa ni mënoon nañ continuer di mënoon nañ continuer émission bi. yow doo si doyal du ma si doyal ñi seetaan aussi jàpp naa ni. duñ ci doyal. ma lay féliciter aussi di la encourager di la ñaanal. parce que plaisir bi nga am ci ñu daje. man bu ko raw la am wax dëgg yàlla. nga nekk nit koo xam ni itam wax dëgg yàlla. mën nañ la nangul lu la yàlla may macha allah yal na yàlla yokk ko mooy nekk nga nit koo xam ni yàlla may na la éloquence te li ngay wax itam ci xam-xam nga koy teg macha allah loolu ñun apprécier nañ ko bu baax a baax di lay déglu nag sa lu bari du ñuy échappé wax dëgg yàlla donc du ñu def lu dul yéene bii nga xam ne am nga ko ñu ñaanal la yàlla nga am ci ndam parce que jàpp naa ne ndam boobu ñun ñii suñu ndam la wax dëgg yàlla su ma waxee ñun mooy suñu génération suñu ndam la suñu corporation suñu ndam la kon du ñu def lu dul yéene la ko ñaanal la ko loolu rek laa waxoon naa la ko bu fekkee am nga message aussi booy passé di jéggaluwaat encore une fois ma commencé léegi ci waa Kër Massar di jaale communauté Mankagne bi yëpp François Mancabou bi nga xamante ni ñàkk na ay bakkanam ci ay conditions yoo xamante ni leeralaguñ ko ñoom it ñu am cofeel ci ñun ñu amoon yéene jaar fa tey jébbal leen sunu njaal di leen jaale ñoom ñëpp di jaale aussi sama jigéen Corinne Bandiaki bi nga xamante ni ci sunu liste la nekk ak waa Grand Yoff yëpp di wax rek ne Pape Ngagne man mi maa sant bu baax sunu borom ci daje ak yow ci sa taxawaay booy ñëw ci Pape Ngagne li ma lay xam yëpp li ma lay miin yëpp dama ne gars yi nañu waajal bu baax waaw parce que sa taxawaay ak Sénégal ni mu la ñoree ak ëllëgu Sénégal ni mu la ñoree loolu dutewuñ ci benn yoon te lu ñuy roy ci yéen lañ donc di la gërëm di ñaan sunu borom mu yàggal sa taxawaay gën la dëgëral tamit yow di gërëm bu baax nag Pape Ngagne sénégalais yi mënuma leen fay sénégalais yi nekk ci biir réew mi sénégalais yi nekk ci bitim réew yëpp gis nañ taxawaay bu ñu taxawu gis nañ ñu nit ñuy gungee gis nañu nit ñuy dalale gis nañu nit ñu bëggee di ñaan nag sunu borom mu sàmmal ñu sunu pas-pas ak sunu yéene bu ñu am ci Sénégal yéene defar rek la ñu am waaw ba nga xamante ni du ñu soppeeku mukk te li nga xam nit ñaa ngi ko bëgg ci ñun mu yaakaar bu rëy donte benn nit rek la woon yaakaar boobu yàlla na bu mu tas yàlla nañu ko dëggal ak ñi nga xamante ni ñoo ànd di gërëm nag gor yi nga xamante ni ñoo ñu gunge ci liste bi mooy la coalition les serviteurs MPR di ñu jàmbaare di ñu bëgg Sénégal di ñoo xamante ni dafa am lu ñu bàyyi tamit lu am solo mooy seen bopp daal dina nañu dem ànd ngir njëriñ Sénégal donc di ñaanal sunu borom mu def Sénégal jàmm bu baax li may réaffirmer mooy damay wax ne le Sénégal est une promesse de paix et de stabilité sociale jàmm jooju buñ ko jëndee dara waaw jàmm jooju moom rek la ñu am mooy suñ première ressource bi nga xamante ni moom la ñu am nañu ko préserver di ñaan sunu borom mu def xel mu leer ci ñi nga xamante ni aussi ñoo yor justice ngir saa bu ñu leen soxlaa ñu fekk fa dëgg rek te yàlla tax ndax dëgg yàlla moo ko moom kontaan naa maa ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp di wax ñi des ci campagne bi aussi fu mel ni Saint-Louis ñoo ngi fa jëm suba bu neexee suñu borom dinañ dem ci gox yooyu yi ñu mën a dem yëpp incha allah li ci des nag mooy di ñaan rek sénégalais yi ñu yeggale seen yéene ji nga xamante ni wane nañ ko ba pare le 31 juillet ñu voteel ñu dem taxaw nekk seen i ndaw fi nga xamante ni moom mooy assemblée nationale di la gërëm bu baax di la sant gërëm boo xam am na fu mu tàmbalee waaye fu mu yem. merci beaucoup jërëjëf mbokk yi doon ànd ak ñun ci seen soir de campagne ñu leen di gërëm bu baax di gërëm Vieux Diouf ci régie bi di gërëm Chérif Dia itam ci ni nga xam ne noonu la jàppe ci émission bi Chérif ñu ngi koy gërëm bu baax di ko masawu coono ci liggéey bu am solo bi nga xam ne mi ngi koy def ñu leen di jox rendez-vous incha allah suba ci waxtu bi bu ci àllande jërë ngeen jëf ak